yore xibaar yi ci waa ji tudd Ibrahima Faye ndayam la rey fële ca wetu Ngunjaan lu may loolu itam Mame Boye Diao ci yéenekaay bi di La Tribune alxuraan la génneeti mu nekk ca ñu yokk lim ba nga xam ni bu ñu nee xet gi lay na rek ñu génn alxuraan waat bu ñu sukkandikoo ci La Tribune ni dañ ko soupçonné ci wàllu bradage foncier nga xamante ni bii ba mu ciy jéem a seetal boppam alxuraan la génne wàllu suuf yooyu ñu wax ak bradage bu ci littoral bi am na yéenekaay yi ci tudd xalif général des Mourides sëñ Bass Abdou Khadir Mbacké kàddu yooyu nag Moustapha Diakhaté weddi na ko boole ci ngàññaale ñu ko bind nañ ko déglu. régime yi fi mas a nekk yëpp yàgg nañoo jël suuf di ko jox ñoo xam ni Cheikh Bass waxuma sax mu doon sëtub Sëñ Tuubaa wala mu doon porte-parole mais en tant que simple citoyen ndax moom daa amul àq ci beneen citoyen li mu am àq képp kuy naqaru nag li ngay naqaru mooy bu dee littoral bi mboolem ñu fa nekk tey nañ leen fa jëlee kuñ fa masa mooy suuf nañ fa nangu ñaata nit ñoo tiim géej gi tey ñoo xam ne li ñu yor moomuñu ko du seen àq Sénégal yi la li ñu bëgg mooy opinion publique nationale et internationale xam ne lii ñu leen wax ni mooy dëgg ndax Cheikh Bass daa yeyoowul ñu may ko suuf nit ñi bu ñuy wax nañ xool li ñuy wax bu ñu nañ bàyyi diabolisé ak di wax loo xam ne jaaduwul te ñi koy bind ñëpp xam nañ leen mooy ay nit ñoo xam ni ay mercenaires de plume lañ ak mercenaires de la parole ci ONG lañ nekkoon luubal fa ay xaalis wëlbati ko soppali ko ay journaliste wëlbati ko soppali ko leneen Moustapha Diakhaté waaye préciser wu ñu itam ci au nom de kii la doon wax ci biir xibaar yi ñu wax ci juróom fukkeel ak juróom-benneelu nit ki nga xam ni faatu na ci coronavirus loolu itam góor la goo xam ni benn paa bu am lu toll ci juróom-ñaar fukki at mu ngi faatu ci alxames ji ci wopp ne nañu Covid-19 distribution aide alimentaire ak itam wàllu per diem ci comité de suivi bi nga xam ni général François Ndiaye moo ko jiite ak leeral yi mu ci def démb ak jaaxle gi mu jaaxle ci nii bi mu déggee ñiy waxu per diem doonul loo xam ni lu am gëdd la ci moom ndax daf ko weddi donte woon indi na polémique nag ca cëppaandaw ja waaye moom saxalul benn yoon loolee te jàpp na ni ay accusations yu graaw la Younoussa Baldé fekk na bi général François Ndiaye di def conférence de presse. ab minute de silence la ñu tàmbalee ndaje mi ngir ñaanal ñu faatu te coronavirus yóbbu seeni bakkan. bañu sukkandiku ci comité ñeel mise en œuvre soxal opération force Covid-19 dund bi ñu ngi koy distribuer ci réew mi waaye nag nemeeku nañu ay manquement yu am solo Momar Ndaw mooy porte-parole comité bi. ñi nga xam ne nag ñoom lañ war a jox mbir mi ñu ci bari yeeyoo nañ ko lool moo tax xaar yi bari retard nag am na ci mbir yi constaté nañ ko dinañ ci def suñu rapport. ci lu soxal per diem yu ñu doon wax général François Ndiaye ak it ñi muy àndal nee nañu information boobu amul ndaxte ñoom de bénévolat la ñuy def Momar Ndaw. liggéey la boo xamante ne bii ñi fi nekk ñëpp dañoo nekk ay responsable yoo xam ne dañoo engagé wu. première réunion bañ dajee rek ca la comité bi yëpp def benn communiqué boo xam ne moo tënk suñu waxtaan ne ñun kat ñi bokk ci communiqué bi. benn payoor duñ ko laal. loolu nag pour ñu findee ko ba def ko ci communiqué mooy ne dañ ragaloon rek ay wax yu sew am te wax yu sew sax am na ndax am na ñu wax ne am na loo xam ne moom lañ ñu doon fay information boobu amul. daanaka ñu bokk ci comité bi yëpp teewee nañu ci ndaje mi ci noonee général François Ndiaye di leen ñaax ñu gën a farlu ci liggéey bi ngir ñu atteindre seeni objectifs yi. mu nekk Younoussa Baldé ca comité de suivi boobee nag bokkoon na ca Toussaint Manga. mi nga xam ni itam nee na day jaaxle ci wàllu boobee ndax li wér tuba mooy wàllu per diem moom waxoon nañu ko ci comité booba ñuy waxtaan saxal nañu ko saxaluñu ko weddi nañu ko weddiwuñu ko yépp kàddu gu ci jib ka ci engagé rek ka ci wax rek moom la engagé ñu teewlu kàddu yi Toussaint Manga. débat boobu am na débat bi am na man wax naa Habib Sy wax na ci ku nekk amoon na position gënoon am solo mooy ñu wax rek ni débat bi amoon na Toussaint li la waxoon Habib Sy li la waxoon diw li la waxoon d'accord wuloon waaye bu ñu waxtaanee ba pare après dañoo décider ne affaire bi du am loolu rek moo gën a simple mais bu ñu ñëwee tey bëgg a changer ne li amuloon li amoon na xam nga loolu moom dafa mel ni tamit finalement objectif bu ñu amoon ñu ngi koy bëgg a yàq si ay débat docteur Diem ak yooyu kii moo wax dëgg kii waxul dëgg kii. Toussaint Manga ci diwaanu Mbour mooy ñetteelu département bi nga xam ni jot na kotaawam ci dund bi muy dund ndimbal booba léegi nga xam ni ba léegi commencé guñ koo séddale nag foofee ci boobu le département li ko sabab mooy pâte alimentaire bi muy macaroni baak yooyee moo yëg seegul waaye def nañu benn CDD ngir xool nu ñuy amale séddale gi ci ñi ko yeyoo ba ñu génnee ci CDD ba préfet bu Mbour Mor Talla Tine la tudd lii lay wax Papa Dieye. à l'unanimité le comité bi validé li nga xamante ni def nañ ko ci quartier yi ak ci village tey jii mën nañoo wax ni pour ceeb diwlin suukar
ak saabu daanaka jot nañ li ñu war a jot donc fi nga xamante ni xaw na sooxe tuuti rek mooy pâte alimentaire ci biir département bi boo xaymaa bi ñu càmbaree RNU bi génne nañ ci 2,000 ak 200 ak ñeent fukk ak juróom-benn loolu ñu ci génne dañ ko jël delloo ko waat ci kotaawu extension bi ñeent fukki junni ak juróom ak lu teg xale ñu wax rek ci ki doon wax noonu kon mu ngi tudd Mortalla Tine mooy préfet bu Mbour ñu wax ci wàllu taxawu gi nga xam ne moom la ñuy taxawu secteur tourisme ci dimbali leen ci yàqu-yàqu yi am ci manque de revenu ci Covid-19 bi génne nañu xaalis bu sakkan bu ñu leen jagleel tollu ci 3 milliards ak juróom-benn téeméeri millions ci francs CFA njiitu réew mi santaane na ñu jublu ca loola ci na mu gën a gaawee te it nag ñu ngi commencé di saxal loolee ndax lu toll ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent entreprise ñu ngi commencé di jot seeni ay financement yu bàyyeekoo ci Covid-19 leeral yaak Safiatou Ba Ndiaye ngir gunge waaye itam jàppale secteur du tourisme nga xam ni pandémie bi bokk na ci secteur yi mu gën a laal nguuru Sénégal jotoon naa dégager enveloppe lu ëpp 3 milliards ci suñuy koppar boole ci gën a yaatal cible financement crédit hôtelier ak touristique ay établissement hébergement touristique ay agence de voyage ay transport touristique ak ñeneen ñoo xamante ne yaatal nañ crédit bi ba ci ñoom suñu xayma am na lu toll si téeméer ak juróom-benni fukk ak juróom-ñeenti entreprise ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróomi guide touristique ak juróom-ñetti fukk ak ñeenti artisan yoo xamante ne rek ñoo nekk ci secteur touristique yu jot a jot seen financement lu ni met dina gën a jàppale secteur bi nga xamante ne rek suñu sukkandikoo ci agence nationale bi yore lépp lu jëm ci wàllum statistique ak démographie am na ay perte recette yu toll rek ci fanweer rek juróom-ñeenti milliards ci suñuy koppar ci secteur hôtellerie boole ci rek juróom fukk ak juróom-benn milliards yoo xamante ne dañ ko ñàkk ndax restaurant yi nga xamante ne rek dafa tëjoon ak phase bu njëkk bu financement crédit hôtelier ak touristique bi gouvernement bu Sénégal fas yéene ci rek sauvegarder lu ñu duppee outil de production industrie touristique waaye itam arsi lu toll rek ci ay junni xëy. Safiatou Ba Ndiaye ñu wax itam ci ay micro petites et moyennes entreprises yoo xam ne ñu ngi évoluer ci 5 collectivités territoriales daañu jot benn ndimbal boo xam ne ci wàllu encadrement lay doon bàyyeekoo ci PNUD bu ñu ko seetee toll na ci 1 milliard ak fanweer ak juróom-ñett ci ay millions ci francs CFA ñu jagleel ko téeméeri unité de production tënk rek ci waaj gi ñuy waaj ngir loraange bañ a am jeexitalu ci Covid-19 ngir entreprise yooyu bañ a jànkuwanteel benn jafe-jafe ci wàllu financement yeneen i xibaar Cheikh Ahmed Tidiane Seck dana ci dellu soit ak ñun. liggéeykat yu justice yi regroupé wu ci syndicat des travailleurs de la justice daal di nañuy observer benn arrêt de travail muy dakkal seen liggéey ci diir liñ ci jublu mooy dénoncer attitude seen ministre mooy ministre de la justice. ndax dañoo jàpp ni day saboté bi njiit réew mi joxe ndigal ngir ñu daal di saxal la ñu signé woon ni ay accord ba léegi ñu ngi taxaw di xaar waaye mu mel ni daf leen fulaalul ci wàllu boobee li tax ñu ni moom moo bëgg a yàq li ñu juboo woon faaw ñu dénoncé ko ci wax ak itam ci defin Yankhoba Seydi la ñuy teewlu ay kàddoom. sunu ki nga xam ne moo ñu jiite di ministre de la justice garde des sceaux ak bureau bi nga xamante ni moo ëmb liggéeykat yi nekk ci wàllu mbir moomu jëmmal ko waaye bi mu ñëwee ba tey dañoo gis ni wax dëgg yàlla loolu amul benn jéego bu ñu def mbir mi dafa tagatémbe demul dikkul dem nañ sax ba jàpp ni moom daal li ñor liggéeykatu yoon nekkul yitteem leneen mooy yitteem moom bi muy ñëw daanaka dafa fekk ni bu doon añ dañ naan togg nañ ko ba mu ñor yàq-lekk moo ci des moom nag dafa ñëw ni du yàq-lekk gi ñun loolu mënuñu koo nangu parce que amatul dara luñ ko sant lu mu ci def moom da koy concrétiser rek mu jeex mais li ñu gis mooy mbir mi demul dikkul dafa taxaw loolu nag ñun mënuñu koo nangu. muy kaddu yi bàyyeekoo ci Yankhoba Seydi jëm rek ci li nga xamante ni bi mooy jafe-jafe gi dox seen diggante ak seen ministre te njiit réew mi joxe woon ay ndigal ngir ñu jàppale leen ci accord yi nga xam ne signé woon nañu ko. membre membre yu bokk ci conseil communal de la jeunesse ci Ourossogui daal di nañuy mer lool ginnaaw bi ñu jàppee seen président nga xam ne mu ngi ci garde à vue ci ay kaddu yoo xam ni dafa xaw a diis mu weccuwante ko ak préfet rek ci la ñu ko tegee loxo ñu ni loolu nag doon lu doy waar ñu def benn conférence de presse ci alxames bi dénoncé la ñuy woowee ak jaay doole te itam ni ñi ngi dànkaafu kilifa yi ngir ñu daal di jubbantiwaat yenn ci autorité administrative yenn saa yi mel ni kuy teg ak di teggi ndawal ci saa bu leen neexee ci kaw gox bu mu mën di doon ba kenn du am sañ-sañu joxe xalaatam safaanu loolee nga wuteek ñoom xalaat ñu jaay la doole ñu fekk ci Fouta Mamadou Poutiba
ndaw yi bokk ci conseil communal de la jeunesse bu Ourossogui amal nañu point de presse ci alxames gi ngir wone seen nakar ginnaaw bi ñu jàppee seen président di Mamadou Ngawa Dembélé. Mamadou Tapassi mooy vice président conseil communal de la jeunesse bu Ourossogui. ku ñaawlu mun a yem arrestation bi nga xamante ne mooy arrestation du président de notre structure Mamadou Ngawa Dembélé. parce que dañoo yaakaar ne autorité administrative bi fi nekk dafi war a tëddee njaakaay naay dafi war nekk pour ñëpp moom dafa outrepassé mun naa ko wax yi nga xamante ne mooy pouvoir am. parce que lan moo xew suñu président dafa nekkoon ci commission de distribution boobu c'est un arrêté préfectoral du 19 mai 2020 moo ko installé donc arrêté boobu moo ngi cité suñu président structure comme membre de cette commission là donc suñu président nekk dans l'exercice de son rôle en tant que membre de la commission dafa gis ay anomalies dafa gis yoo xamante ne dafa jaadul yoon ci nuñ doon séddee ndimbal yi moom en tant que représentant des jeunes. ñoom ndaw Ourossogui nag mer ba futu la ñuy def te xamal nañu ne ginnaaw li fi jot a am dootuñu nangu mukk ab autorité administrative di leen intimider. nous sommes une jeunesse républicaine qui respecte l'autorité maintenant ñun nag dafa am loo xamante ne duñ ko nangu duñu nangu ay droit ak ay intérêt suñu ay mbokk ñu leen di piétiner te ñun duñu wax dara te loolu effectivement moo xew. préfet bu Matam nag ginnaaw bi ñu ko jotee téléphone xamal nañu ne dootul addu ci mbir mi Petit Ba Matam Zik FM. Petit Ba maa ngi lay jaajëfal ñu ubbi waneen xët ci xibaar yi. Voici Trafic News. situation tali bi Baye Alain. voilà merci beaucoup daal dina progressé di wax ne rek ñi nga xam ne ñoo bëgg a jaar sur la route sur la route nationale jaaree ko rond-point Seras fii moom taxu ko métti noonu pour ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko Pikine Cambérène wala sax ngeen gën xir la péage foofu am na quelques lenteurs tout autour du rond-point bi wante nag boo leen choisir deux voies la war faali comme tuuti rek foofu la dalaan xat lool ba léegi nii mu ngi xat ndax nag woto yi nga xam ne ñoo bàyyi ko Pikine ak tamit technopole bi ñoom parce que boobu rek la ñu daal di choisir ngir jaaree fa tax na daal nga dépassé rond-point bi c'est un peu compliqué ginnaaw loolu aussi nag bu ngeen rompé rond-point am ngeen possibilité toujours ngeen jël la route nationale daal di rallier directement rond-point Cambérène wala sax ngeen daal di jël foofu la c'est complètement dégagé élage ci kanam danaa la lambaat. Actu Sport. Baye Mante Mboup salaamaaleykum. aleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. Liverpool ku mu doon jonganteel démb tëcc na ko tëcc yi métti de. waaw juróom-benn ball ci dara. muy club dégg sax 6-0. 6-0 muy Blackburn benn équipe bi nga xam ne moo ngi ci D2 bi Liverpool nag doon jongante match amical gannaaw semaine bii di ñëw nag si la ñu fas yéene tàmbaliwaat seen championnat foofu ca Angleterre ba tax na nag ñu si ginnaaw nag ràññee ko bokk na ci doomu Sénégal bi di Sadio Mané ak Naby Keita ak kii di Joël Matip di football foofu ca Cameroun ñoom daal ñoo dugal ku nekk benn but tax nag ba seen club dugal juróom-benn ball ci dara kon ñu jàpp ne kon Liverpool nag ni ki 24 juin la fas yéene nag dugaat ci terrain yi ànd ci ak Crystal Palace moom mi nag mu rawee kii di Manchester City mu nekk ci ñaareelu place bi ñaar fukki poñ ak juróom kon Liverpool ñu jàpp ne bu ñu tàmbaliwaatee ñaari ndam rek la soxla nag ngir nag gagné lii di titre bi nga xam ne ay at a ngi nii ñoom ñu topp ci daw. football day commencé waat ci Italie. Italie waaw ba tey na nag tax ñoom tey la ñuy tàmbaliwaat lu jëm ci seen wàllum foofu ca Italie seen football waaye nag ñu tàmbalee ko ak coupe bu Italie demi-finale retour yi war a dox nag ci diggante Juventus bu Turin ak ñii di waa AS Milan boobu li jongante nag bu 19h jotee lay doon ci match aller ba nag ñu seetlu ne ñaari équipe yi ñoom dañoo témbe woon ku nekk dugal sa morom benn but beneen demi-finale bi nag niki ëllëg lay doon ci diggante Naples ak Inter bu Milan di fàttali nag ci match aller ba ñii di waa Kalidou Koulibaly ñoom nag ñoo gagné woon ñii di waa Inter de Milan benn bal ci dara. ñu wax léegi ci ñaar fukk ak juróom-ñetteelu journée Liga espagnole. démb nag lañ ko tàmbali ñii di waa FC Séville am ci ndam ci diggante ak Betis Séville mu nekkoon ab derby sévillan ñoom ñi la nag ñoo ko daan ñaari ball ci dara ñu jàpp ne sax kon fu mu toll nii juróom-ñetti poñ rek moo dox nag ci diggante FC Séville ak FC Barcelone mi nga xam ne moo nekk ci boppu championnat bu Espagne niki tey nag lañ ko fas yéene wëyal bu 17h30 jotee Granada moom mooy dalal ñii di waa Getafe 20h Valence ak Levante lay doon niki nag ëllëg ci le FC Barcelone mi nekk ci boppu championnat bi. fas yéene laale ak ñii di waa Mallorca Real moom niki dimanche gi lay dalal ñii di waa Eibar bu 17h30 jotee lay doon ca Allemagne moom tey nag la ñuy tàmbali seen fanweer ak benneelu bëccëg benn jongante rek lañ ci fas yéene am bu 18h30 jotee ci diggante Hoffenheim nekk si juróom-ñaareelu place bi ak 43 points mooy fas yéene dalal ñii di waa Leipzig nekk ci ñetteelu place bi ak 59 points
Hadj Mansour kon fii la ñuy ndax keppe lu jëm ci wàllum xibaaru tàggat yaram. kon daal Europe ñoom naxante nañu noonu.